sunu gan maître Mame Adama Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. avocat jiite itam mbootaay gi ñuy wax Sénégal bu bees di loo xam ni politique la ak soxlay askan wi tax koo jóg démb da nga wax ak taskatu xabaar yi ci li nga xam ni moom lañ lay dégg ci weer yi yëpp ne bëgg nga bokk ci jongante élection présidentielle yu déwén yi waaye démb da nga ni noppi nga wàcc loola ngir dooleel opposition bi est-ce que buñ ko gàttalee du rek faf teg nga sa candidature ci suuf ngir gën a mën a may doole gi nga ni moom nga bëgg opposition bi am ko. waaw sëñ Babacar maa ngi nuyu auditeurs yi ni nga ko waxee noonu la buñ ko gàttalee noonu la mooy nangu naa weccee suma candidature teg ko ci suuf. Définitivement c'est décidé. Définitivement c'est décidé parce que dama def taxaw seetlu bi wan ma ne gaa nekk candidat baax na waaye dafa am ay urgence yu taxaw yu tax ne pour nekk candidat ba mu am mujjantal day fekk cadre bi nga koy defee am nu mu taxawee ma am taxaw seetlu mu wan ma ne fii ñu jëm Macky Sall dafay préparer li tubaab di wax hold-up électoral maanaam dafa bëgg a jalgati élection yi teg ko nag si ay pexe yoo xam ne boo ko seetloo bu baax mu ngi jóge ca référendum ba tey. dafa ñëw salfaañe référendum bi conditions yi ñëpp xam damay fàttali nag sa référendum ba Macky Sall daf ñu digoon ne référendum bi pour dëgëral démocratie la ak gën a dooleel état de droit tey bu ñu xoolee loo xam ne naxaate la woon ñu jóge si référendum bi élection législative yu topp ci élection yi gën a jaxasoo si histoire du Sénégal kooku mooy deuxième étape bi. troisième étape bi. daan nañ fi tudd ay élection yu gën a garaaw ci dans les années 80. mais bii am moom maanaam ñu dem élection ay centaines de milliers de Sénégalais bañ jot seen carte ñu dem si ay dëkk yoo xam ne ñoom yaakaar duñ fa dara ñu toj élection yi ba maanaam ñu mel ni Touba. loolu wane na élection yooyu moo gën a bon ci élection yi ñu organiser ci réew mi ñetteeli étape bi mooy mu indi fi loi parrainage ci principe bi sax bonul waaye dañ ko détourné bu ñu taxawee ne ñoom dañu wut seen parrainage ba pare wut ay millions parrainage pour kenn bañ jot ci parrainage bi. 3 millions waaw mooy détourné nañ parrainage bi. boobu moom beneen étape la. est-ce que nekkul kon teq yooyu ngay wax ci parrainage bi ne Macky Sall da koo def ngir baari opposition bi moo la tax a fomm li nga bëggoon nekk candidat. mukk xam nga loolu moom est-ce que nekkul ni da ngaa jàpp ni doo matal parrainage. xam nga loolu loolu day ñu Babacar loolu day ñu wax gisaane parce que boo toogee tey nii parrainage ci décembre di ba feex décembre toog fii naan ndaxam loolu mën nañ ko am kooku gisaane la te li ma ci wax mooy lu wér. ndax jotoon nga cee def jéego. parrainage bu baax ñu ngi woon ci terrain bi ñu ngi si doon def jéego waaye xam nga li ma lay wax mooy bu ma waxee ne intérêt général moo tax ma bàyyi suma candidature ñu war ma gëm. parce que Sénégal ku nekk ñaar fukki at ak juróom di ko dox ci intérêt Sénégal mu coo wut mandat boo amee loo fort ci biir politique man mosuma lekk dërëm ci politique. donc ku ne ñaar fukki at ak juróom ngay dox ci intérêt général boo toxee bés ne tey bii nga ne intérêt général tax na ma teg suma candidature pour taxawal askan bi pour fexe lii raam jëm ci ñag bi mooy attentat rampant bi may tudd bi Macky Sall bëgg a def ñu nasaxal ko parce que boo demee nar a dem élection candidat yi ku nekk a ngi tal sa campagne. te ñu xool situation bi xam ne bu ñu toogee seetaan Macky Sall dana hold up élection yi ma ne nag liggéey ba foofu mu am ku si taxaw de manière permanente ma ne loolu nag man dogu naa ci te man tey laa gën a dogu ci intérêt Sénégal que mën na nekkee candidat kooku daf ma yomb parce que loolu laa mës a def. nekkoon nga candidat 2007 nga jëloon ban place ci sax foog na 11e waaw ci 15 candidats. waaw 2007 la woon ñu teg ci fukki at ak benn. fukki at ak ñaar déwén. est-ce que boole woo xayma lépp jàngatandoo ko ne yëf yi dana xat ci yow tuuti. mais bu doon loolu kon du ma présenté wu su doon loolu kon du ma présenté wu mais dama présenté wu dem ba ci biir man gis nga Babacar dañu dem ci réew mi def naa 12 régions sur 14. te damay wax yàlla nga may tiim li may wax yàlla nga koy dégg cofeel bi ñu ma woon si biir réew mi yaakaaruma noonu nit ñi xam nañ ma noonu am nañ cofeel boobu si man te ñi ma ko wax ñu ngi may dégg kon loolu amul woon lu ma ci ragal parce que waruma ci ragal dara parce que man taxawu Sénégal la mës def kon bu fekkoon ne dama ci amoon lu may ragal kenn obligé wu ma présenté suma bopp dama dugg ci biir gis li may gis te li may gis dama ko gis mu leer suma bët lii ma la wax bu ñu ci taxawul Macky Sall premier tour dina ko hold up
moo tax ma ne comme nag candidat bu nekk mënoo ko tal parce que ku nekk ngi sa campagne foog mu am ku sacrifier pour taxaw ci def li tubaab di wax mutualiser maanaam doole candidat yëpp ñu boole ko seet nu ñu taxawee ba Macky Sall li mu bëgg a def du am. mais nee nga teg nga ci suuf sa candidature ngir dooleel opposition bi li ngay ŋàññee Macky Sall parce que nee nga di nga dajeeg ñëpp ñu bëgg a doon candidat. waaw waaye li ngay ŋàññee Macky Sall li ñuy ŋàññee système bi candidat yooyu nga nar a seeti. ŋàññoon nga ci ñoom loola ba ñu yore réew mi est-ce que loolu du safaan ci saw taxawaay. déedéet parce que xam nga dañuy def différence entre accord politique ak accord bi may proposé accord bi may politique accord politique. dama ne nañu taxawal benn kuréel boo xam ne day def li tubaab di gestion opérationnelle dafa am mbir mu taxaw lu simple mooy sécurisation processus électoral foofu la yem du accord politique loolu lu leer la du accord politique sécurisation élection bi nag Sénégal yëpp la concerné waxuma sax parti ak candidat yi parce que bu ñu ne élection dañu jàppade dañu may Sénégalais bu nekk jëm benn jamono bu taxawee nga tànn say njiit loolu mooy priorité ci élection donc lii may dox nii du pour candidat yi du pour parti pour sénégalais yëpp la pour citoyens sénégalais yi pour que ñoom tànneef ba ñu def ñu bañ ko jalgati parce que yoon moo leen may bu juróomi at yu nekk nga tànn ki day jiit bu fekkee ne dañu bëgg a jalgati mbir mi ba yow sa tànneef boobu du mun a nekk loolu buñ ko defee tooñu sax candidat yi sénégalais la ñu tooñ loolu moo tax mbir bi taxaw. mais du pour àndu politique près de 100 candidatures déclarées maanaam luy jege téeméeri doomu aadama nee nañ bëgg nañ nekk candidat ci élection présidentielle da ngay xaar ba parrainage bi jeex conseil constitutionnel segg ne ñii ñoo jàll ñii mënuñoo nekk candidat wala ñii wax ni yëkkat nañ seen loxo dañuy bokk ñoom ñëpp nga nar a seeti. ñëpp laa bëgg a contacter. ñëpp Khalifa Sall ba Karim Wade ñëpp laay contacter. dem ba Qatar jar na ko. déedéet jaru ko PDS am nañ fi ay responsable ñëpp laay contacter képp ku ne candidat nga daan la contacter ne bu fekkee ne yow da nga nekk candidat jox ñu ñëwal nga participer joxe sa wàll ci taxawaay bi pour que ñu taxawul kuréel boo xam ne loolu lañ koy itteel. est-ce que da ngay liggéey ngir tamit yeneen i candidat yu yëkkati seen loxo def ni yow maanaam wàcc seen candidature ngir xajal keneen wala jàppale keneen mbooloo mooy doole loolu nga ko bëggee. loolu beneen étape la bokkul ak étape bi kooku étape politique la loolu bés bu jotee danañ ko wax. fi ñu toll urgence bi mooy dànkaafu attentat rampant bi parce que attentat rampant bi foogaan muñ ci yokk gis nga par exemple dafa am yeneen yu si nekk dama la wax ñett yooyu mu jógee ci élection mu jógee ci référendum jaar ci législative ñëw ci parrainage bi mën nañ ci teg CNRA ba bi président de la république jël Babacar Diagne teg ko fa téye RTS ak sa militant téye Soleil ak sa militant jël koo xam ne lu buur bëgg mu nangu ko. CNRA googu di ngañ média privé yi. loolu laa la bëgg a wax. am nañu ni RTS la ko war a njëkkee ndax ngoon gu jot ñu. xam nga xalamal Macky Sall. mais Babacar xam nga ne loolay dëggal li ma la wax. parce que xalamal Macky Sall la ñu dëkkee. Soleil pareil mel ni Pravda journal boobu nekkoon Union soviétique te daan xalamal pouvoir bi. mu mottali ko nag loolu si attentat rampant bi la bokk dafa indi koo xam ne daf ko teg CNRA te CNRA du yow laa koy wax dafa am doole bu rëy a rëy. maanaam tabbum Babacar Diagne da ngaa jàpp ni. mais ci attentat bi la bokk xam nga lu koy firndeel. dañu bëgg a xoqatal presse privée bi presse libre bi. nga xam ne bu fekkee ne boo deful lu neex Macky Sall ñoom yoon may nañ sax ñu tëj la xam ngeen fan yéen a ngi dégg xoqatal ba ñuy xoqatal seen benn confrère seen benn confrère. donc loolu si la bokk beneen bi ci bokk mooy article 27. du projet de code sur les technologies de communication. bii may waa ARTP ñu wax li ñuy wax réguler affaire du flux internet kooku. ay coupé Facebook ak WhatsApp ci loolu la bokk parce que léegi loolu dafa bokk. loolu kay xanaa sañuñ ko. du coupé xam nga coupé sax dafay fés. xam nga yow boo yónnee tey message yu ne WhatsApp suivant état réseau bi dafay gaaw wala du gaaw. xam nga bu fekkee ne am nañ sa période boo xam ne am na benn flux bu am doole ci réseau bi jëm ci élection yi nit ñi di échange yi ñi wax ñu bëgg ko nasaxal mën nañ jaar foofu loolu yëpp ci attentat rampant bi la bokk bu ñu taxawul nag ci loolu dénoncé ko taxaw am fulla ak fayda am na benn point bu important boo xam ne mooy affaire carte d'identité yi tey kenn mënul wax ñi am seen récépissé te jotuñu seen carte d'identité ñu ngi ci réew mi. loolu kat wàññeeku na maître Mame Adama Gueye. non xam nga loolu dañ koy wax nii mais man dama dajeex ñu bari Babacar. ñu bari dama dajeex ñoom boo dajeex ñoom la ba démb am na jeune bu ñëwoon ci conférence de presse bi ne dafa dem ba tey te du benn du ñaar dañu ne ñu bari mais loolu foog ñu xayma ko
foog ñu xayma ñaata Sénégalais tey dayoo bi mu toll fan yi gën naa néew na ngeen ko daan coowee ci élection législative loolu kenn xamu si dara. kenn xamu si justement dañ ko war a xayma. kuréel boobu ñu bëgg a taxaw dañu bëgg a xayma exactement ñaata Sénégalais ak gox yu ñu nekk yorul seen carte ñu xam ne ñaata la ñu bu dee day milliers bu dee des centaines de milliers ñu mën ko xayma parce que dañu xam poids bi mu am si résultat électoral. est-ce que li ngay lim nii yëpp ñu koy faral di dégg tamit ñeneen ñoo xam ni dañoo jàkkaarloog nguur gi du rek xam ni xëy na bu ngeen ca demee itam waa ji di Macky Sall duma leen. waaw dañu yàlla may ba ma seeti ñi ma war a seeti yëpp ba ñu taxawal kuréel bi ba teg dispositif bi ñu am yéene def ba taxaw si ba dogu si ñu seet nu muy mujjee. moom bu waxee ak ñi ma àndal ak ñeneen ñoo xam ne tam sax xëy na politique guñu nee ñu lu mu bon nag mu ngi defi jéego am na bilan yow gëmoo loolu. xam nga bilan wàllu jumtukaay ak bilan noo koy nattee. bilan duñ koy nattee mooy dund yu nit ñi. dundi am na benn nattukaay bu tudd IDH indice de développement humain boo xam ne PNUD programme Nations Unies pour le développement moo koy def Sénégal day nërmelu bi fi Macky Sall nekkee ba tey day nërmelu. malgré wàññim njëgu dundu geeg. man dama lay wax impôt yi ñu tegg ci salaire yeeg ca ba muy toog a toog ak ñoom seen. xam nga dundin bi. bés bu nekk dañ koy natt foofu ñoom seen nattukaay boobu ñetti mbir lañ koy xaymawee. te ñu maandu lañ. mooy PNUD programme Nations Unies pour le développement waa Nations Unies. ONU kay mënuñu seet nattable seen mandute donc ñoom dañ koy nattee ci espérance de vie maanaam qualité de vie santé éducation ak qualité wu dund nit ñi ñu teg ci leneen gis nga Sénégal yokkuwul professeur Ali Mbaye ancien doyen de la fac de sciences dafa ne Sénégal depuis 60 Sénégalais yi seen mën-mën yokkuwul bu ñu nattee jël dollar 1960 $1000 moo doon PIB par habitant maanaam alalu réew mi bu ñu ko xaymawee xajjale ko ci liimu ñi dëkk ci réew mi $1000 la woon 2018 c'est encore $1000 te Sénégal dund nit ñi ñaar moo ci am solo lool mooy wér-gu-yaramu Sénégal fi mu toll ñëpp xam nañ ni mu narmelee muy jàng bi kenn waxatu ko du jàngu qualité coono boobu xale yi tamit xam nañ ko parce que tey liggéey amul ci réew mi ak lu pouvoir bi mënti wax donc tey bilan amu fi tabax nag am na kenn du ne tabaxu ñu ay infrastructure parce que ko kenn mënu ko wax waaye bilan bu tax ñuy wax amul parce que change dunduñu réew dara change wu si réew moo xam ne tey am na benn junne ak lu topp ci ay abri provisoire loolu la fi ci école yi. ci école yi yoo xam ne ay sàkket yu ñu rek la loolu la fi Macky Sall fekkoon loolu la fi nekk ba tey. hôpitaux yi kenn fajooti si seen CMU boobu ñu xam mais bu dee ay école ak ay salle de classe tamit tabax nañ ci lu xaw am solo. xam nga dañuy wax dafa am benn indice bu Banque mondiale génn bu bees muy indice sur le capital humain waxuñu quantité jàng waxuñu ci quantité jàng li si am solo mooy qualité te qualité jàng bi kooku ñëpp d'accord nañ qualité bi dafa soox. kon loolu taxul ñuy wax. loolu ci Macky Sall nee nañ système de recrutement enseignant yeeg seen formation bi léeg-léeg ñuy baral duñ ko def ca anam yañ ko daan defee ca jamono yu njëkk ya loolu yëpp ay at la depuis Abdou Diouf ba fi mu toll nii kon kay. loolu moom du ca dara xanaa. Macky Sall mu ngi fi depuis juróom-ñaari at. looloo tax ñuy fal président buñ la falee day fekk yow boo fekkee problème si wenn poñ juróom-ñaari at bu passé dañu fekk mu am progression si poñ boobu. loolu laay wax waxuma moom. njàng moom ak ñiy yëngu ci wàllu tribunal di fa liggéey. syndicat bi sit juste boot leen santé bi itam ñi ngi xultu rek. loola. loolu day waxal boppam day firndeel li nga doon junj léegi xanaa. moom day waxal boppam loolu day firndeel. mooy dëkk bi yëpp ay fitna la dëkk boo xam ne stable parce que ñi ko jiite amuñu kaddu amuñu kóoluteex digganteex ñi ñu. li nga wax ni moo sooxe ci doxalinu réew mi ñoom nattukaay yi ñuy tudd itam ci wàllu koomu Sénégal ñu ni daa yokk taux de croissance bu yokk ak ñoom seen finalement fu dëgg gi féete. taux de croissance du développement loolu ñëpp nangu nañ ko te taux de croissance Sénégal dama lay jox benn exemple taux de croissance mooy liy yokk ci koom-koomu réew mi at bu nekk. taux de croissance bi foog nga analyser ko même bu fekkee ne 7% lim bu baax la maanaam juróom-ñaar ci téeméer ñu lim bu baax la boo jëlee taux de croissance ñiy def économie yëpp dañ ne taux de croissance. pour mu am waaye du neen tamit. waaw maa ngi ñëw taux de croissance pour mu am njëriñ foog mu durer su lu diiru fukki at ba ñaar fukki at pour mu mën a changer dundu nit ñi li ma ci yokk mooy taux de croissance bi mujjewul ci loxo sénégalais yi
parce que dama lay jox ñetti exemple rek pour ne lu tax taux de croissance mu jul soxal sénégalais yi li ëpp ci koom-koomu réew mi sénégalais yi yoruñu ko waa bitim réew ñoo ko yor donc yokku bu amee ci koom-koom bi. loolu yéen ñi nekk ci opposition bi da ngeen koy faral di ŋàññi waaye bu ngeen farloo woon itam lu ngeen cay changé du mën du bëri ndax ni lënkaloo bi doxee suñu digg ak réew yu am doole yi ci ni ñuy dugalee seen suñu loxo ci suñu koom-koom. du loolu gis nga man par exemple mën naa la jox benn exemple gis nga man suma programme candidat dafa amoon benn point bu am solo dinaa ko proposer sax yenn candidats yi tey am na dëkk yoo xam ne société bu am dañu imposer société bi moo am benn part boo xam ne waa dëkk baa koy moom. suñu programme ñun dañu prévoir que toutes les sociétés au Sénégal 30% wu actions yi ay doomu Sénégal yor ko comme ni mu amee Dubaï comme ni mu amee Mauritanie comme ni mu amee Maroc ak yeneen dëkk loolu benn la te pour jeexal ci taux de croissance bi li nga doon wax dama lay jox ñetti exemple marché yoo xam ne taux de croissance ba ci génn maanaam alal ba ci génn bitim réew lay dem ñetti marché BTP yi ëpp doole ci réew mi muy building administratif di sphère de Diamniadio di université de Amadou Mahtar Mbow. safaan la ci milliards lañ def ci tabax yi ñu dencal ministère ya ca Diamniadio ak xaalis bi ñu def ci yeesalum building bi. te de xaalis boobu li si gën a garaaw dañ ko jox ñoo xam ne mënuñu liggéey boobu ñooñu jël liggéey bi dénk ko boo jëlee building administratif ay italien lañ ko dénk nga jël université Gaston Amadou Mahtar Mbow ay turc la ko waa ji dénk parce que kañ ko jox mënu ko liggéey ki ñu jox building administratif mënu ko liggéey ñu jël encore. Sphère ministérielle yi kañ ko jox di société bu bees tàq jël dénk ko ay chinois donc alal boobu juddu ci liggéey boobu day dellu ci dëkk yooyu loolu moo tax ma ne taux de croissance foog nga xool ko analyser ko doo yem rek ci lim biñ lay jox. ci koom lañ des ngir jeexal 10 secondes jiite woon nga fi forum civil gannaaw dëdduk Mouhamadou Mbodj ñu yeesal bànqaas yi ba léegi Birahim Seck moo ko jiite am nga ci yaakaar ci taxawaay ak seetlu ni réew mi doxee ci lépp jaar ci yoon. am naa yaakaar trop ci Birahim Seck bi ñu fal Babacar nga may balaa may tëj rek nag foog ma gërëm ñi nga xam ne sonnoon nañ trop suma candidature mënuma leen lim ñoom ñëpp ñi ci itte woon yëpp sonn si maa leen di gërëm di leen sant. te leen wax combat bi jeexul lii ma sumb dama leen si woowaat ñu continuer ko pour taxawu Sénégal. Maître Mame Adama Gueye jërëjëf ci waxtaan wi ba beneen. merci jërëjëf.